mbokk yéen ñuy bàyyi xel ci Séblu TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci tënkum xibaar yi ci kàllaamay Kocc ñu fas yéene door bi la tënkum xibaar ak ab tiis bu ñu nemmeeku démb fee ca Touba muy ca Touba Alieu démb ci marax gi lañu fa nemmeeku néew waxambaane buy wuyoo ci turu Modou Sow toll ci ñaar fukki at ak ñett bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo L24 dañu ko jam paaka ci wetu ndejoor ku def lu ni mel ak lu tax mu def ko nag ba tey xamaguñu ko waaye police bu Touba Belel ubbi na ci ab enquête ngir leeral lu ni mel. ba tey ci xibaar yi ñu tàbbi ci politique ak roppalaan gu yees gi nga xamante ni nguurug Sénégal jënd na ko ngir remplacer roppalaan gi fi nekkoon di A319 Neo tey dañu jënd roppalaan gu bees guy A320 Neo roppalaan googu nag ñi ngi koy xaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet Oumar Gueye mi nga xamante ni moo yor kàddu gouvernement gi moo xamle lu ni mel. mbokk yi ñu des ba tey ci politique ak coowal roppalaan loolu ndax gannaaw ba ñu ko xamlee ñi nga xamante ni ñooy kujjeg politique gi ñoom dañoo ŋàññ lu ni mel di xamle ni jamono ji ñu toll du jamonoy jënd ab roppalaan ndax am na yeneen yitte yu nekk ci dëkk bi yu gën a ñor jënd roppalaan. ñu dugg ci wàllum yoon ak activiste bi nga xamante ni mooy Ousmane Tounkara ginnaaw bi ñu ko tegee loxo lu ëpp ñaari weer ca réewum Amérique tey jii nag libéré nañ ko ba dellu na këram. teg loxo boobu nag mi ngi jóge woon ci plainte bu nguurug Sénégal bindoon jébal ko réewum Amérique ngir di leen xamal ni kooku di Ousmane Tounkara ab terroriste la waaye itam day woote fitna. mbokk yi ñu fas yéene buur bi la jotaayu xibaar ak coow la am ca Mali mu mel ni njiitu réew ma ak premier ministre ba di Ba Ndaw ak Mokhtar Oumane lañu leen teg loxo ndiki démb ci altine gi. lu ñu mel nag soldat yu camp militaire bu Kati ñoo ko def ba ñu sampee ab gouvernement bu yees ci loolu nag communauté internationale bi ñoom ñi ngi jóg di artu te di wax ni nañu leen bàyyiwaat ñooñu noonu. ci loolu ba tey ki nga xamante ni moom la ñuy wax l'homme fort di Assimi Goïta moom ma ngi xamle ni élection yi dina am incha allah ci biir année 2022 bi. mbokk yi loolu nañ leen fi andiloon ci jotaayu xibaar ñu di leen jaajëfal te di leen jox dig daje beneen yoon. waaye bala ñoo tënk bi la jotaayu xibaar dañuy dugg ci Owalé mi nga xamante ni moom lañu jagleel ci lancement tournoi Owalé bi nga xamante ni moo fas yéene am tey jii ca Grand Bassoum ca Côte d'Ivoire. tey di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai yamoo ak bis bi nga xamante ni moom la ñu tuddee journée mondiale de l'Afrique bis boobu nag tey dafa yamoo ak bis bi nga xamante ni moom la ñuy def lancement tournoi Owalé. tournoi Owalé boobu ma nga am ca Grand Bassoum ca Côte d'Ivoire ci teewaayu ambassadrice bi nga xamante ni mooy madame Brigitte Decour bi nga xamante ni moo nekk en même temps présidente de l'association ANA waaye tamit premier ministre de la SOAD moom mu nga fa teew muy monsieur Georges Tine ak représentant yépp fii nag ci biir Sénégal ak ci sous-région bi dañ fay am représentant muy monsieur Xaban jiite moom lañu fas yéene dalal tey ci suñu plateau ngir waxtaane boobu tournoi monsieur Xaban maa ngi lay nuyu te di la dalal ci plateau bi. Oumy maa ngi lay fay di nuyu waa Séblu yépp. monsieur Xaban yow yaay représentant Owalé bi ci fii Sénégal ak ci sous-région bi ci loolu ñu fas yéene laaj kañ nañu ko commencé internationaliser ndax xam nañ ni Owalé bi mu amee léegi yàgg na mais kañ nañ ko tàmbalee tas ci biir àdduna bi yépp. oui Owalé moom moo ñu mag depuis suñu maamaat la woon te dafa nekk po moo xamante ni ñun importé wuñu ko suñu ay maam ñoo ko sos ñoo ko moom suñu cosaan la suñu aada la. du nekk loo xamante ni ñun dañ ko importé comme yenn sport yi te it dafa bokk ci li tubaab naan jeu de l'esprit. te it jeu bu yéeme la daal. ñun daal ñoo ko moom xam naa ni pour internationalisation bi nag bi ñu ko commencé yàggul parce que à partir de 2009 Paris lañu toog ci la maison pour tous. def ci waxtaan. xool Afrique lu mu moom ak lañ war a mën a développer foofu la source bi jógee pour ñu internationaliser ko ba fi ñu egsi nii. mbokk yi ñuy fàttali ni Owalé boobu nga xamante ni suñu mbokk ivoirien ñoo koy woowee loolu mais fii ci Sénégal wure lañu koy wax wure nag moom nañ naan def fawu maam ba ci ndaw ñi sax am na ñoo xamante ni xam nañ ko loolu xam naa dina neex loolu ñi nga xamante ni dañuy wax ni dañu war a delloosiwaat suñu cosaan ak suñu po monsieur Xaban ma di la laaj ba tey ci lan moo tax a jóg bi tournoi.
way tournoi bi li ko yëkkati mooy dekkalaat Afrique dundalaat Afrique dajalewaat africain yi li tubaab di wax la main dans la main loxo ak loxo. ndax ci biir foo ci la lépp ànd. ndax day dundal xel aussi. ndax boo xoolee wuure. ñu koy wooyee awale. dafay nekk doo gagné par ni ñu koy waxee par ñeent ngay gagné. maanaam du tool daal. dans le jeu la boo xamante ne ñaar day gagné ñeent day gagné juróom-benn day gagné. ci kanalu madame Brigitte Decour et son excellence l'ambassade. ak tous les représentants du Sénégal Guinée-Bissau Mali Gambie Mauritanie Brésil Amérique. ñoom ñu ci bari ñoo xamante ne daal liggéey naa ci ñoom lu yàgg tey ba ñu egsi tey ci journée internationale du lancement ñu koy defee fële ca Grand Bassam en Côte d'Ivoire. loolu lu am solo la lool parce que suñu culture encore une fois dañu ko war di valoriser di ko jaay ci bitim réew comme ñi nga xamante ni bitim réew noonu nañu koy jaayee ñun ñu di ko jënd. ñu ma bëgg a laaj monsieur Xaban ci loolu ban plan de communication ngeen jël ngir fas yéene yaatal bi nga xamante ni mooy boobu kuréel. oui plan de communication bi yàlla dimbali nañu xëy na xawoon na yeex mais bi ñu demee ba am suñu mag jële consultant Pape Mody Sow ak ku ñuy wax Walter nekk représentant en Guinée-Bissau am na ñu nekk Bénin aussi am na ku nekk Mauritanie Guinée presque toute l'Afrique ak quelques pays européens ak asiatiques yi ci la ñu nekk nag di liggéey mais tey jii moom la ñu jàpp première journée de lancement donc bu jàllee ñu ngi préparé def ay tournois intercommunautaires ay tournois villageois ay tournois régional ay tournois africains nag jëm ci ay tournois comme championship comme li ñuy wax coupe du monde. d'accord léegi tournoi yooyu da ngeen a jàppagul date yi wala ba fii ñu toll nii dañuy xaar lancement bi mu jàll ngir ñu doog a mën a dugg ci loolu. voilà xam nga li wolof di wax rek bala ngaa naa wax naam ne fa. toujours petit à petit l'oiseau fait son nid ni ñu koy waxee ci wolof. donc boo xoolee depuis 2019. ba léegi ñu ngi woote ay réunion di def ay réunion xamu nu ngeen koy waxee yéen internet yi réunion yooyu nga xamante ni dañuy gisante. nu ngeen ko tuddee. waaw yi nga xamante ni dañuy télétravail nañ ko mën. télétravail loo xamante ni bon ki nekk Amérique ki nekk France ki ne Guinée dañuy def réunion conférence visuelle waxtaan di ko defar ndànk-ndànk ba tey ñu egsi fii ñu egsi xëy na nag amaguñu lu ñu bëgg mais petit à petit daal dina gën a yaatu. am na solo loolu monsieur Xaban plan bi ak xalaat bi ak doxalin bi tamit lépp am na solo boo doon tey lancer benn appel jeunesse bi surtout africain yi lan nga leen di wax ngir ñu mën a tëjee foofu. waaw foofu jigéen ñi laay gën a yokk parce que dañuy wax awale la plupart man ni ma ko xamee sama ay mag yu jigéen sama ay tante la daan gis ñu di ko def. te fi mu nekk ñu ngi dem ba bàyyi li ñu moom topp leneen dégg nga lu may wax. li ñu moom war nañ ko gën a yaatal gën ko internationaliser gën ko defaraat gën ko rafetal bu ko defee nag keneen mun ñu roy mun ñu toppandoo mais munuñu lu ñu bëgg rek ñu ngi daw di toppi ay nit il faut ñu créer loo xamante ni nit ñi dañoo war a toppandoo mais waruñoo dëkk ci di toppandoo waate. jaageen jëf mbokk yi yéen ñi doon bàyyi xel ci Sen Buzz TV monsieur Xaban ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te di rafetlu initiative bi ndax bu ñu la déggee bu baax a baax da ngeen di woote ngir ñu valoriser suñu bopp valoriser li ñu moom kon tey jot na ñu bàyyi di roy waaye dafa jot kay ngir ñu ñuy roy mbokk yi jërë ngeen jëf lii lañ leen andiloon ci seen xibaar di leen indil rek benn point bu ndaw ci lancement journée awale bi ndaxte dafa tombé tey ak journée mondiale bi nga xamante ni moom nañu jagleel Afrique jërë ngeen jëf